jangeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bisimila ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës tañ am yéen faram-fàcce ko gannaaw ba ñu ko tuumalee ne dafa xotti ormay magistrat yi xotti ormay njiité réew mi Macky Sall ba tax ñu yabaloon gendarmerie kon ngir ñu jëlee ko niki aljuma ji ñu génn. Barthélémy Dias mi maire Mermoz Sacré-Cœur niki tey ji ci lay jàkkaarloog procureur Serigne Bassirou Gueye ndax daf koy bàyyi mu ñibbi këram am daf koy jël jébal ko doyen des juges Samba Sall ci kanam tuuti daañu ci xam dara ci biir xibaar yi da ngeen ci dégg leeral yi nga xam ne moom lañ ci indi. comme ni mu koy baaxoo di defee ci guddik ñetti fan ci weeru avril bu nekk askan wi ñu ngi xaar discours à la nation muy kàddu yooyu nga xam ne ni njiité réew Macky Sall war na koy yëkkati jëmale ko ci askan wi le ñu bare gis ne tàngal ceeb kese lay doon ndax la mu fi waxoon ci bésub ñetti fan ci weeru avril ci atum 2017 mu ngi fii ba tey tegee gisuñu lenn lu mu ci def ci biir xibaar tam da ngeen ci dégg leeral yu tukkee ci kii di Abdou Khoudoss Diallo. Afrique du Sud di fa delloo njukkal tey Winnie Mandela nekkoon soxnay Nelson Mandela yàlla dogal na ko génn àdduna démb lu jëm ci xibaar tam daañu ci dellu si waat bon mbokk yi li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamualeykum. Bismillah ci xibaar yi ubbeekook wàllu politique gannaaw ba ñu ko tuumaleen dafa xotti ormay magistrat yi ñu ne déete waaye ñu tuumal kon dafa xotti ormay ki nga xam moo di njiité réew Macky Sall ba tax ñu yabaloon gendarme yi ngir ñu jëlee ko niki aljuma ji génn. Barthélémy Dias mi maire Mermoz Sacré-Cœur mi ngi jàkkaarloog procureur Serigne Bassirou Gueye ndax nag daf koy bàyyi mu ñibbi këram am daf koy jël jébal ko doyen des juges Samba Sall li ci kanam daal rawi li gët ci xibaar sax ñu mujjee jot ñu ngi xamal ne benn ci ponk yi ñu koy topp te mooy xotti ormay njiité réew Macky Sall loolu kon mujjee nañ koy dindi bon fi mu toll nii magistrat yi ñoo koy topp ci kàddu yooyu nga xam yëkkati woon na ko daal di koy teg ci juge Malick Lamar kon lu jëm ci xibaar bi daañu ci desat incha allah rabbi ci sunu yeneen i jotaayu xibaar. wax naa ko sànq comme ni ñu koy baaxoo di defee ci guddi ñetti fan ci weeru avril wu nekk askan wi ñu ngi xaar discours à la nation muy kàddu yooyu nga xam ne ni njiité réew Macky Sall war na koy yëkkati jëmale ko ci askan wi le ñu bare gis ne tàngal ceeb kese lay doon ndax la mu fi waxoon keroog ñetti fan ci weeru avril ci atum 2017 mi ngi fii tegee ba fii gis ñu dara lu mu ci def. Abdou Khoudoss Diallo Mami Kanté reportage. askan wi dañ fi ñëw fekk si fi tey ay magistrat au lieu ñuy wax le droit ñuy toog fi di léeboon ñorul kenn lépp saful kenn lu ñu fi indi woon malheureusement tey gis nañ leneen moo tax tey lu ñuy dund tey ñun je pense que loolu la askan Sénégal yëpp di ressentir wax ji mooy lan dëkk bi ñoo ko bokk dañu sonn dañu tay dañu maar ci am naqar ñëw tribunal pour tribunal di ñu fajal suñu naqar ñu ñëw fii tribunal di léeboon di ñu kokkali. Je lance un appel pour l'unité de toute l'opposition parce qu'aujourd'hui le combat est le seul combat qui vaille la peine d'être mené, c'est d'occuper la rue, d'envahir la rue pour faire reculer le régime de Macky Sall. di jógu rek lu day kaddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo kon ci kii di Barthélémy Dias mooy ay kaddu yoo xam ne mu ngi ko yëkkati woon keroog ba nga xam ne nii ci la ñu doon atte kii di Khalifa Sall kaddu yooyu sax nee nañ moom moo tax ñu daal di koy woolu ni ki tey ji war koy déglu lu jëm kon ci kaddu yooyu daañu ci des incha allah rabbi ci sunu yeneen di jotaayu xibaar wax naa ko sànq comme ni ñu koy baaxoo di defee ci guddi ñetti fan ci weeru avril wu nekk askan wi ñu ngi xaar kaddu yooyu nga xam ne ni njiité réew Macky Sall war na ko yëkkati jëmale ko tey ci askan wi ñu bare gis ne tàngal ceeb kese lay doon ndax la mu fi waxoon ci bésub ñetti fan ci weeru avril ci atum 2017 mi ngi fi tegee ba fii gisuñu dara lu mu ci def. Abdou Khoudoss Diallo Mami Kanté reportage. daanaka fexe ba lépp li nga xamante ne nguur bi wax na ko mu jëfe ko nekk li nga xamante ne moom la waxoon njiitum réew bu Sénégal niki daaw ci discours am bu mu doon amal 3 avril 2017 mu nekk li nga xamante ne sax ñenn ci sénégalais yu bëri fàttewuñu ko. président discours am yi weesu liñ ci jàpp defu ko bëri na parce que ñoo ngi ko doon xaar ci mbay mi waxoon na ci ñoo ngi koy xaar tamit ci côté éducation bi waxoon na ci ñoo ngi koy xaar ci côté santé waxoon na fi ci diggante bi nag li fi jot am bëri na mais ba léegi defuñu si dara moo tax bu 4 avril jegee ñuy wax discours bu bees ñun dañu gëm ni même li mu indi woon rek lay indiwaat. man jàpp ma leen lu mu waxagoon loo xam ne maanaam man gis naa sama bopp man
naka noonu ci feetu indépendance bu ne ñoom dañu jàpp ne sax. discours 2018 bii ñëwaat daal xaaruma ci dara. discours yi muy wax nee naa la tàngal ceeb la. loolu amul benn rendement ñun yóbbuwuñu fenn. lu mu waxoon moom Macky Sall en personne gisuñ ci dara actuellement. bon discours lu war a mais na fexe rek moom li muy wax na ko appliquer après parce que actuellement population bi dañoo sonn. kii nag li ko soxal mooy la nga xamante ne moom la Sénégalais yi nekk di dund jamono ji tax na moom mi la di ne. lu ñu ñaan mooy que ni na fexe ba li mu wax mu jëf ko. 4 avril dafa nekk loo xamante ne occasion la pour moom encore une fois pour mu lancer appel à l'opposition. donc na fexe ba ñu woo dialogue ñu war a dialogue toog ba trouver des solutions par rapport à li nga xamante ne mooy jëmale si kanam. ci 4 avril 2018 bi le Sénégal nara fêté 58e anniversaire ginnaaw bu mu amee indépendance ba léegi ñeenteelu njiitum réew bi Sénégal ñëpp ñu koy xaar ci ana lan lay wax sénégalais yi ci jamono bu ñu toll nii. jaajëf Abdou Khoudoss Diallo wax nga ko sunu réew nag di sunu gaal di màggal ëllëg ci àllarba ji yemook ñeenti fan ci weeru avril bés bi nga xam ne nii ci la ñu moomee sunu bopp di maanaam sunu indépendance bii di juróom fukk ak juróom-ñetteel bi la yoon ñu koy màggal muy bés bu am solo ñu koy mandargale ak ab défilé bu ñu amal daanaka ci biir diwaan yëpp waaye laaj bi samp moo di ndax Sénégal am na indépendance am ñu bare ci askan wi ne déet Sénégal daal ab région la ci biir France Jëmm Mbaye Massila Seck reportage. Lamine Marena doomu Sénégal gi mbégte gu rëy lay yëg saa yu 4 avril jotee di bés boo xam ne nii mooy màggal rek Sénégal bi mu moomee boppam. fekkewuñ ko ne suñuy maam yi tubaab yi ñoo leen colonisé woon léegi bu ñu jëlee suñu indépendant ñun ñu yoro suñu bopp loolu fierté la parce que xam nañ tubaab yi ni ñu sonale suñuy maam yi kon ñun tey bu tubaab yi ñëwul suñu réew duñu commandé ñun ñooy doxal suñu bopp kon na loolu fierté la. moonte am na ay doomu Sénégal yoo xam ne ni gisee wuñu comme moom am na sax ñu jàpp ne feetu 4 avril la Mumbai dong la ndax réewu Sénégal musula moom boppam. xam nga ni waaye amuñu indépendance waaye yow xam nga ni suñu indépendance duñ ko négocier yoo xam nga ko ñi am indépendance gis nañ ko les Algériens les Tunisiens ñoom ñoo am indépendance ñun musuñu am indépendance tubaab bi ñëwee fi dañ ko négocier jël seen ay ministres teg fii ba léegi ñoo fi nekk looloo fi am Sénégal amul benn indépendance. ni moo bi tëdd. mooy nga moom sa bopp Sénégal indépendant parce que boo ko xoolee ci wàllu xëy wàllu économie wàllu koom ba léegi nii société yi fi ëpp doole sax yiy liggéey defe naa ay société française lañ. ñoom jàpp nañu ne réew France ba léegi mu ngi wéy duñu noot te njiitu réew yi fi jot a jaar yépp kenn dong moo doon xeex lu ni mel muy maître Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade moo def tuuti. parce que moo ne Sénégal am nañu 50 ans d'indépendance mun nañu dem suñu bopp. ne wax dëgg fa yàlla bi ñëwee moomu jaam googu jéem la ko dog. ñun ñoom Abdoulaye Wade kese moo fi ñafee pour ñu moom suñu bopp. 4 avril bi Sénégal di màggal juróom fukk ak juróom-ñetteelu anniversaire am bi mu moomee boppam ba léegi di indépendance boo xam ne ni bëri na coow lool ndax am na sénégalais yoo xam ne jàpp nañu ba léegi ne France mooy wéy duñu noot ndax dañuy yëg ne loxo tubaab bi génnul ba tey si doxalinu réew mi. ñu fàttali rek gannaaw discours à la nation boobee di kàddu yooyu nga xam ne nii njiital réew Macky Sall war na koy yëkkati ci ngoonuk tey jilee dina am nag ab débat spécial boo xam ne nii Walf TV dinañ ko jagleel ngeen di ci fas yéene ànd ak El Hadji Ousmane Sène loolu daañu ci des incha allah rabbi Njaareem en action ab programme bu bees la mairie bu Njaareem li moom lay sabab ko programme bi li ko tax a jóg bokk na ci dooleel cosaan ak aada ci gox ba waaye occasion la woon ci ñoom itam ñu daal di amal ay journée de consultation gratuite te moo di xool askan wi seen yaram faj leen te duñu fay benn dërëm dañuy dem ci Njaareem Limaamu Laay fekk fa Théodore Semedo. bokk moomeel bu Njaareem Limaamu Laay tàmmali na programme am bu ñu owee Njaareem en action bi nga xam ne dañ ciy boole ay xew-xew sargal bés bi nga xam ne juróom fukk at ak juróom-ñett yi nga xam ne Sénégal moom na boppam ñu daal di ko tàmmali si mbirum aada ak cosaan ak wàllu wér-gi-yaram. dañoo jàpp ne compétence yi nga xam ni moom mooy compétence décentralisée te état bi sas ko gox-goxaan yi ak diwaan yi. gisoon nañ ne wàllu aada ak cosaan daf ci xaw a tumuranke ci kaw loolu nag ñu ne jot na ñu delloo ko lépp li nga xam ne moom mooy axam ak mooy place am ci lépp loo xam ni compétence transférée la. ci wàllu wér-gu-yaram bi benn bés lañ amaloon ngir di faj nit ñi duñu fay dara ci wàllu bët gannaaw bi nga xam ne ñoom dañ ci lëkkaloo ak
kuréel bu ñuy oowee OWADAS. OWADAS nag équipe la boo xam ne bii dañu ko contacté woon. mairie bu Ndiarème Guédiawaye demandé woon pour que ñu ñëw jéem leen a jàppale ci liggéey bu ni mel fi ñu nekk nii ñu ngi consulter yore machine scanner boo xam ne bii dina mën a scanner ànd ak ay docteurs sénégalais di volontaire ànd ak ñun ci liggéey bi pour mën a taxawu askan wi dimbali leen ñu ciy jàppale nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci commune Ndiarème Limamoulaye commencé ci monsieur le maire ñëw aussi ci ñi nga xam ne techniquement ñoom ñooy les techniciens de la santé. population bi génn na patients yi ñëw nañ massivement fi ñu tolloogum bi xëyee xayma ko toll nañ ci daanaka ci 600 personnes xam naa ne incha allah dina yokk loolu ñu gis ci ne demande bi moom moo ëpp offre bi loolu muy wane ne feebaru bët feebar bu commencé di law la ci askan wi ak ci population yi. xam ne ñu ñooy commune bi. ñu jël ko en charge maanaam li ci nguur gi di def à travers les districts sanitaires à travers les hôpitaux ñu mottali ko à travers ci journée yu nga xam ne nii journée yu mel nii la. jéego yooyu de ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci këru docteur nekk ci département Guédiawaye ak askan bi di ko rafetlu. lu am solo la parce que ñëpp xam nañ ni bët mooy nit te nit ñi itam ñu ci bëri amuñu moyens yi nga xam ne mën na leen permettre ñu def une consultation ophtalmologique am ay lunettes yoo xam ne nii dina leen jàppale ci seen gis-gis. consultation yi du ñëpp ñoo am moyens yi pour def ko mais bi ñu fi ñëwee ku nekk dañ la xool ci appareil yu baax ba pare jox la ay verre. dañ dimbali askan wi daal. soxla woon nañ koy mbir mi daal parce que am na ñu ko doon def mais dañuy bind ordonnance te duñu am moyen jënd verre yi. ñu fàttali leen programme bi ñuy oowee Ndiarème en action dinañ ko jeexal ci ñeenti fan ci weeru avril bi ci benn défilé bu mag bu ñuy amal si gox boobu. ki na jokkoo yéen fii si diwaanu Ndiarème Limamoulaye Théodore Semido Walfadjri. bu amee nag ñuy dundoo ay jafe-jafe ñoom ñooy askan wa dëkkee ca kër Serigne Mayib Niang nekk fële ci diwaanu Touba ba tax sax ñu booloo taxul ab kuréel goo xam ne nii ñu ngi ko duppee ànd xeex ndool kuréel gi li ko tax a jóg mooy fexe ba kër Serigne Mayib am ndox am courant am poste de santé seen jigéen ñi jotee ci financement su ko defee tamit seen xale yi mën a am ci lu ñu mën a jàpp ab setal la ñu woote woon dañuy dem ca Mokhtar Sarr. askan wa dëkkee quartier kër Serigne May booloo doon benn say ci ak kuréel gu ñu dippee ànd xeex ndóol jublu ci nag suqali seen gox ci benn bëccëgu setal guñ doon amal ñaax nañu nguurug Sénégal mu gën leen a taxaw ci jafe-jafe yi ñu nemmeeku ci seen gox bi. bëgg nañ fi benn poste de santé terrain bi am nañ ko déjà. koñ bi dinañu toog journée lëm wala ñaari fan yoo xam ni ndox du yéeg si du xel si robinet yi loolu aussi problème de pression la boo xam ni bëggoon nañu aussi gars yi jàppale ñu si. ci ñu seetlu ni koñ bi amul leer ndax lu tax amul leer mooy manqué na ay poto manqué na ay lampe ci loolu kuñ ci dimbali itam ñu jël ndax sàcc sonal nañu lool lii zone bi yëpp robinet boo ci ubbi bu dee mu ngay xel toq lay def goutte à goutte lay def à partir de 6 heures pression amatul ci lii waaw 6 heures du matin pression amatul ci lii zone bi yëpp quoi. ndax xale yi. ak mag ñeeg ñëpp koo ci yónni sax bu timis xasee ba jot koo ci yónni dootul ñeme te lëndamaay boobu lu bëri mi ngi ci biir ndax mën ngaa romb dara màtt la ou bien mën ngaa romb nit kar la yooyu yëpp mi ngi ci biir. teen bi tamit wax dëgg yàlla ni muy ubbee ni du lu ñu neex am teen bu toll nii te franchement ñuy dem di jënd borom ndoxu teen yi di ñëw ñuy jënd ak yooyu mieux vaut que tamit ñu defaraat suñu teen. ñu jàppale ñu defaraat suñu teen pour mën cee jariñu. ñoom waa association ànd xeex ndóol bu kër Serigne Mayib Niang dolli nañ ci ne bëgg nañ ay financement ak ay formation jëm ci jigéeni gox bi. bëgg nañ tamit ay financement. côté financement bi aussi jigéen ñi ñu ngi leen si taxaw côté formation aussi formation ay fruits et légumes pour ñoom ñu am li ñuy jëfandikoo am métier bi loolu aussi ñu ngi siy ñaan. askanu kër Serigne Mayib Niang nag nee nañu li sabab ñu taxawal association ànd xeex ndóol bi du leen lu dul fexe ba seen gox bi lenqaliku. association bi li ko dokk tax di jóg mooy ñu dimbalante. projet yu bare la si biir projet yooyu dafa am projet yoo xam ne pour environnement bi la am projet yoo xam ne c'est des projets économiques.
ak projet yoo xam ni dimbale ñi fi dëkk la pour ñu am vraiment loo xam ne ñi ngi koy jàppale seen waa kër yi. Maître Ibrahima Gueye coordonnateur mouvement politique dooleel askan wi teewoon ci bëccëgu set setal gi ñu doon amal rafetlu na bu baax doxalinu askanu kër Serigne Mayib Niang. ku nekk xam na ni nguur gi mënatul a def lépp donc comme nguur gi mënatul a def lépp nag askan wi bu ñu xamee ñoom seen taxawaay bañ a xaar lépp ci nguur gi mobiliser wu dagale seen ñaar dërëm ak seen fukki dërëm woo askan wi ko leen ci fekk leen ci ñu génn fab seen i doom fab seen i jarmaat fab seen i soxna fab seen doole nekk ci terrain bi bon loolu lu ñëpp war a rafetlu la. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. ñetti fan yi jagleel gox bi di Fanda nekk ci commune Niaguis sa Ziguinchor door nañu ko ñu ngi ko doon def nag ci teewaayu responsable APR ba nekk ca gox ba di wéekoon ci Bouba Sow loolu sax doon occasion ci askan wi ñu daal di koy àggee jafe-jafe yi nga xam ne seen gox mi ngi koy dund lu ci demee ni wàllu marché ba ci barab boo xam ni daañu ci fa mën a fajoo dañuy dem ca Ziguinchor fekk fa Amady Khalil Jëmee. occasion bi lancement officiel 72 heures yi nga xam ne ay xale yu góor ak ay xale yu jigéen ñoo ko initié si dëkk bu ñu duppee Fanda nekk si commune bu Niaguis ki di responsable politique bokk si APR dañ ko teeru bi nga xam ne kontaan na si lool. lu ma fi gis kontaan naa pourquoi ma kontaan Fanda base opposition la donc loolu c'est pas parce que ci ñun la mais les gens ont compris qu'il faut être avec la mouvance présidentielle pour gagner. loolu mooy indi donc cette fois-ci ça sera du 100%. Bouba Sow ñaax na xale yu góor yi ak ay xale yu jigéen yi pour ñu porter combat politique bi pour rek ñu mën a réélire à Macky Sall dès le premier tour. nee na réélection boobu engagement responsable politique yi nga xam ne ñoo nekk ci région Ziguinchor war na. responsable yi yëpp laa woo parce que ñun mënuñu def dara ku mën a def dara mooy le président de la République. kooku la ñu war a àndal ben pour que ñu fal ko il faut que ñu booloo ñi nekk benn ku nekk fàtte lu muy def ñi élire président ba pare ñi door a ñëw ci giiro. Fanda mi ngi traversé ay difficultés surtout si wàllum faj maternité bu ñu nekk di tabax foofu ay at ba léegi mënul pare ki xam ne loolu mooy président kuréel bi organisé 72 heures yooyu. Modou Cissé je suis le président du staff Dalikounda Junior de Fanda. demee ñaan président mu tabax ñu marché ak mu jeexal suñu carte de santé. Bouba Sow yëkkati na kàddu pour rassurer population yooyu pour ne leen rek dina impliqué wu moom personnellement pour mën a indi ay saafara si jàngoro boobu. maternité bi dañ koy jeexal léegi les conseillers sont là et je pense que bu ñu delluwee 4 avril on va se réunir et on trouvera une solution ñu terminer ko pour la population de Fanda. nee na tamit dina def kentulay kattanoom pour formaliser groupement jigéen yi nga xam ne ñoo nekk si dëkk boobu. si ay kàdduwam gannaaw bu mu jàkkaarloo ak forte mobilisation bi Bouba Sow dressé na benn bilan à mi-parcours bu président de la République pour rek rafetlu réalisation yu président bi nekk di def depuis bu mu nekkee si bopp réew mi tamit ak ay programme yi nga xam ne yooyu la qualifié de programme révolutionnaire lu mel ni PUDC Puma ak yenn yi Amady Khalilou Diémé Ziguinchor pour la radio télévision Walfadjri. jaajëf Amady Khalil Diémé ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi kon bu ñu jógee fële ci Ziguinchor dañuy xuuseen dem ba fële ci diwaanu Louga forondoo Khalifa Sall yi ña ngay fësal mbégteel gi ñu am jëmale ko ci sunu justice bile dañ leen doon séentu ci roppalaan far ñu wàcc saret ak procès Khalifa Sall bi occasion la woon ci ñoom ñu daal di ragg seen der woon àddina gépp ni li leen di waxal ba tax juge Amidou Deme summi ab robe magistrat am loolu amut ci ab ndaje nag mu yaatu mu doon amal ñoom forondoo Khalifa Sall yi ña ngay woo askan wi ngir ñu jóg jàkkaarloog Macky Sall ak nguuram gi xamal leen ne seen projet parrainage bi moom du jàll Idrissa Diagne moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Omar Kéré. waaw condamnation Khalifa Sall bi bett nañu bettuñu ndax lu tax ma ni bettuñu mooy ay fan ci ginnaaw nee nañ ñu Khalifa dañ koy tëj juróomi at donc tey jii li ñu bett li ñu metti li ñu naqari mooy tey jii nii ñu tëj ko juróomi at ni teg nañ ko juróomi million ci ay daan koo xam ne dañ ñu jël na 1 milliard ak lu topp presque 2 milliards donc tey jii nii loolu mbetteel lañ am ci suñ justice bi xam nañ ni santé bi doxul ndax santé bi tey feebar na jàng bi doxul sooxe na enseignants yi duggatuñ ci école yi xale yaa ngi yuuxu liggéey bi ñu digoon ni ñu 500 000 emplois dina am gisuñ ko tey jii nii emploi des jeunes dafa nekk lu doy waar ñu ñëw nag tey yokkal ñu ci justice boo xam ni wóolu woon nañ ko gëmoon nañ ni dinañ dem ak seen xel dinañ dem ak seen xol dinañ xalaat xam ni tey jii nii li ñuy jugé danañ ko jugé waat bu ëllëgee tey jii nii ñun amoon nañ yaakaar ci justice boobu mais buñ gisee ni justice bi doxale dañuy jàpp ni tey jii nii suñ justice bi tamit sooke na dellu na ginnaaw ba li tax Amidou Deme bàyyi ñeneen ak ñeneen dinañ ci topp te tey jii nii bu ma gisee
juge ñu joxe jugement bi ay nit jug riir wuti magistrat yi daf may tiital man tey dama ne nag jug jot na ñun ñëpp ñu tiit ci suñ bopp kilifa diine kilifa aada yi presse bi ñëpp jugaat xool ñi xam ne lii di raam ci ñag bi la jëm te bu fa yeggee nag dina doy waar lool ci Sénégal kon nag dañ jug takk doon benn xam ni lii fi ne buñ ci jugul ndax ci parrainage bi lañ jëm buñ jugee ci Khalifa loolu tamit beneen sooke la ci démocratie nañ jug ñëpp jug xam ne du affaire politicien du mbiru Khalifa du mbiru Idi Sonko keneen ak keneen mais ñun ñëpp la sénégalais yi ñoo war a jug xam ni tey jii nag jug jot na te ñi ngi ñaan nag kilifa diine yi tamit nañ wax kilifa aada yi nañ wax presse bi tamit nañ jouer seen rôle loolu rek la ñuy ñaan. diwaanu Louga di dalal foire maanaam muy jaabam bu njëkk boo xam ñu ngi ko jagleel wàllu ko produit islam yi kon loolu yi kon di doon occasion ci commerçant ñu daal di fesal seen marchandise lu ci demee ni ay jàllaab ak yeneen yu ni mel buñ sukkandikoo ci organisateurs yi foire bi dañu ko amal ngir bokk ci ñi nga xam ne nii dañuy liggéey ci luy jëmale réew mi kanam Abdallah Baba Dieng moo jiite foire boobee am na ci ay kàddu yu mu ci rotal ñu teewlu ko ci micro marqué. muy foire boo xam ni jubluwaay bi mooy vraiment participer ci lépp loo xam ne dafay développer suñu réew mais tamit suñu dëkk ndax ay sénégalais lan kon nag war nañ cee jàpp bu baax a baax créer commerçant yi ak ñi nga xam ne ñooy exposé mbir yoo xam ne dinañ ci mën a yëngatu gis ci seen bopp moo tax ñu def ko nii mu am solo nit ñi jóge fu nekk ñiy jóge Dakar ñiy jóge ci yeneen i régions yi ñiy jóge encore ci biir Louga ñuy exposé nag ay kii yu am solo vraiment parce que ñu ngi fiy gis ñuy exposé ay jàllaabi yu rafet ak ay kol yu am solo ay xabatu sawda ak ay téere yoo xam ni livre yu am solo la di ay livre diine ak yeneen yoo xam ni ñaw yi nga xam ni ñaw sénégalais yi ñoo koy ñaw ci seen loxo ak yeneen yu bëri daal vraiment mu nekk lu am solo ba tax na jàpp na ni incha allah rabbi su fekkee ni première édition bi nii la mel kon yeneen yi di ñëw dina gën a amati solo incha allah rabbi lépp nag ñoo ànd ceeg suñuy partenaires yoo xam ni mooy chambre de métier ak chambre de commerce ci commission bi ñu ànd ak ñun ci liggéey bu set te rafet tey boo ñëwee tey ci foire bi nga tourné gis ay zëm-zëm ñu koy jaay gis ay kaala gis ay kol gis ay sijaada tool xool fee gis ay livre yoo xam ni ci wàllu diine la nga dem xool fee ay xabatu sawdaak xool maam yenn kii xool jàllaabi yu rafet xool daal da ngay xam ne vraiment amaale na benn aspect culturel islamique te loolu jubluwaay la tamit ci ñun donte nag foire bi foire économique la moo tax lu nekk di nga ko fi gisaat tamit nag lu ñuy jaay loo xam ni l'islam bañu ko. kon mbokk yi ci foofule ci la ñuy tàbbise ak yéen ci xibaaru bitim réew yi dañ ci ànd ak soxna Fatoumata Seye buñ ci noppee dégte leen xibaaru tàggat yaram yi ak Cheikh Ahmed Tidiane Gomis. ci Afrique du Sud ay junni nit a ngi nii daal di dem taxaw ca saase ca kanamu kër gi nga xamante ni fa la Winnie Mandela dëkk ca place Soweto ngir nag daal di ko sargal gannaaw bu mu génnee àddina président sud-africain bi di Cyril Ramaphosa moom it ñëw na ci guddi gi sa bunt ba la daal di kon taxaw waxaat ñi nga xam ne nii ñoom ñooy askan wi ab cortège boo xamante ni am na ay kilifa yu mag yu nekk ci dëkk bi ak waa ANC ñoom it si guddi gi yëpp ñu ngi doon ngir daal di nag nduyu ñi nga xam te ni ñoom ñooy mbokk yi waaye it jàllee ndax moom moom di Winnie Mandela nekkoon na ko am solo ci seen quartier boobee nekk ca Johannesburg ci xeex bi nga xamante ni moom mooy wàllum apartheid loxom duggoon na ci bu baax a baax njiital réew ma di Ramaphosa moom nag daal dina xamle ne daal dinañu amalub dëj bu yaatoo yaatu fukki fan ak ñeent ci weeru avril bi ñu nekk Winnie Mandela nag bi mu amee juróom-ñett fukki at ak benn ci la faatu gannaaw ba mu feebaree feebar bu yàgg ci altine gi ñaari fan ci weexu avril mu nekk luy njëlbeenu yoon ñi nga xam ne ñoom ñooy allemand yi daal di ànd ci li nga xamante ni moom la ñu jëlup dogal muy daal di nag delloo Carles Puigdemont ci dëkkaam parquet allemand bi nag daal dina xamle lu nu mel ci talaata jilee procureur général bi daal di joxe boobu lépp xibaar xam ne daal nangu na la ñu teg ci ndoddam mooy daal mbirum rébellion maanaam fippu ak it lubali koppar waaye nag li nga xamante ni moom mooy décision finale bi maanaam daal dogal bu mujj bi dinañu ko jël ci benn cour allemande bu compétente ci fan yi ñu dëkmal njiital catalan googu nga xam te ne nag dañu ko wàccee tojoon nañu ko fële ca Allemagne ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars bi ñu weesu
ca France ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy cheminots yi maanaam ñi yëngu ci wàllum raay gi ñoom jamono ji dañu door seen grève tax nag ba lépp tàggatémbe ci foofu ca France diirub ñetti weer nag lañ ko fas yéene daal di wëyal juróom-ñetti TGV benn rek moom moo ci daw ci talaata jilee ñetti fan ci weeru avril liggéeykat yi it ñoom ñëpp daal nañu bank seen loxo ci yenn si ay régions yi sax mbir yi gën na faa jafe ñoom ñooñee nga xamante nag ñoom ñooy cheminots yi di naqarlu li nga xam ne ni moom moo xew ci kon ab réforme maanaam coppite gi nga xamante ni dañu koo fas yéene daal di indi ca nañuy doxalee bu ñu sukkandikoo ci seen kon direction xam le nañ ñu leen daal ci ñaar ñoo jël ci ay dawalkat kenn kese moo ca liggéey grévistes yi nag la ñu bëgg mooy daal seen statut si boppam ñu bàyyi kook ñoom statut boobu nga xamante ni nguur gi gis nañu ne daal dina yàq lu bëree bëri ci seen jongante ak yeneen i réew yi nga xamante ni ñu ngi ci Europe ci wàllum dem beeg dikk bi ci saxaar gi. jërëjëf mbokk yi ñu ñëw ci xibaaru tàggat yaram door ko ak football ca bitim réew Ligue des champions quart de finale aller yi tey jii lay door ak match bi ci gën a fës mooy ki nga xam ne moom mooy Juventus Turin mooy dalal Real Madrid Ibrahima Ndiaye. Juventus Real de Madrid football booleeti na leen ngoonu tey ji bu 18h45 jotee xel yëpp dana dem ci Juventus Stadium ndaxte ñaar ñu finaalu woon daaw ñoo fay laale mu nekk choc ci ñaari punkal yi nga xam ne min nañ Ligue des champions mu ñàkkoon ñeenti bal ci benn ci finaalu daaw bi Juventus de Turin fas yéene na jël revanche am ci kaw Real de Madrid li ni mel ndarta yomb waaye lu mën a nekk la comme loolee rek di wane ni Massimiliano Allegri ak i ndawam am nañu liggéey bu rëy bu leen di xaar italien ñoom mun nañoo bàkku ndaxte ñoom ñoo mujjee daan Real de Madrid ci match élimination directe Ligue des champions ca demi-finale la woon ci saison 2014-2015 bianconeri yi nga xam ne nag ñoom depuis atum 1996 ba léegi gagné wuñu li nga xam ne mooy Ligue des champions ren jii daal noppi nañ ngir yëkkati coupe bi gannaaw ba ñu toogee ci lu mat ñaar fukki at ak ñaar waaye tamit am nañ yéene jox Gianluigi Buffon Ligue des champions bu njëkk ci carrière am li ni mel nag boo xoolee ba ca biir ndarto yomb benn yoon ndaxte Real de Madrid bi nga xam ne moom moo ngànk raay ga ba ñaari yoon jamono ji am na joueur bi nga xam ne ba atum 2018 bi commencé ba léegi dugal na ñaar fukki bit ak ñett comme italien yi seen défense bi war na sóoraale Cristiano Ronaldo ci boobee jamono FC Séville dina dalal Bayern Munich gannaaw ba ñu amee ndam bu rëy ci kaw Manchester United ci huitième de finale yi ndaw Vincenzo Montella fas yéene nañu waat delloo buum ca mboy mboy ba àndalu yi nga xam ne nag tey ci ngoon la ñuy jongante seen ñaareelu quart de finale Ligue des champions ci seen histoire am nañu yaakaar ci seeni supporters yi nga xam ne noppi nañu ngir yënga-yëngal Ramon Sánchez Pizjuán waaye nag ci kanam Bayern Munich la ñuy jàkkaar lool moom mi nga xam ne jël na raay gi ba juróomi yoon comme rek mun nañoo wax ni Allemand yi mun nañoo sukkandiku ci seen expérience ngir def différence. jërëjëf Ibrahima Ndiaye ñu ñëw nag ci biir réew mi mooy Ligue 1 sénégalaise jeexal nañu 19e journée bi résultat yaa ngi nii Coor moo daan Génération Foot benn bal ci dara Njàmbur ca Louga moo daan US Ouakam ñaari bal ci dara kii di Jaraaf bu Ndakaaru moo dalal Mbour Petite Côte daan ko ñetti bal ci benn ay Linguère ak Jàmbaar ndam dekul kenn dugalul dara dinañ ci ñëw bu ci kanamee ci match boobule Guédiawaye Football Pro moom nag AS Douanes ko fekk dëkkam daan ko ñaari bal ci dara Dakar Sacré-Cœur dem fekk Stade de Mbour ca Caroline Faye daan ko ñeenti bal ci benn NGB ñaari tali moom moo daan Teungueth Football Club benn bal ci dara ñu ñëw ci match bi nga xam ne moo amoon ca Ndar diggante Linguère bu Saint-Louis ak Jàmbaar bu Saly te nga xam ne ñaari équipe yi dañoo témboo nekk match boo xam ne ñi ko teewoon nee nañu match bi neexuloon ba tax na mais match nul boobu tamit arrangé wul ñaari équipe yi dañuy def rek déglu kii nga xam ne mooy tàggat équipe Linguère bi di Abdou Aziz Wade ci micro Gabriel Barbier. waaw jàngat bi du dara lu def nañu match bu baax comme yeneen match yi ñu doon def rek am na ay occasion première mi-temps yi xam ne raté nañ ko
bu ñu ko dugaloon xëy na peut-être match bi di toll fii comme championnat la baax na toujours boo football ba pare rek nga rëdd benn. lan moo changé par rapport ak match génération foot bi. waaw dara changé wu la donc keroog ñàkk nañu tey l'équipe a bien joué comme les autres matchs c'est pas parce que ñàkk nañu keroog génération foot que dañuy xëpp ci suuf li ñu defoon yëpp liggéey bi day continuer match la bi nga xam ne ñàkkoon nañu ko tey boo xoolee pour feeñul benn yoon lu wane ni ñàkkoon nañu keroog xale yi ñu ngi ci li ñuy def ñu ngi leen di gërëm di leen sargal ci continuer ci liggéey bi ñuy def. gannaaw Aziz Wade di tàggat équipe bu Linguère bi ñu dalal ki nga xam ne mooy tàggat équipe bu jàmbaar bu Saly ñu koy wax Pape Boubacar Gadiaga mu ngi wax ci match bi ci micro Gabriel Barbi. xamoon nañu que Linguère tey dina réagir ndax ku ñu door 6-0 match bi dafa foog a def dara bon def nañ ko ak kattan sonal nañu baax a baax mais xale yi tamit dëkku nañ leen y a des moments yoo xam ne dafa xaw a métti mais bàyyi nañu mu jàll ñu contrôle jeu bi je pense que loolu mooy tey mos am solo xale yi lu mu métti dañ nekk di war a nekk bon mënoon nañu am dara xam ne lépp au point mais nag dañ koy doyoo parce que xamoon nañ fi mu nekkoon tey match bi mu waroon métti sant ko yàlla di xaar tamit match bi ñëw ñu yokk suñu xarañ ak suñu football incha allah. benn question rek jàmbaar bu ñu xamoon dafa mel na nekkatul de wala. waaw mais parce que dañu changé dañu def lu ñuy wax dañu entamé benn cycle bi tey xale yi ëpp ñu si ëpp ay ñu 2001 2002 ba 2000 ñoo si ëpp donc c'est équipe xale la léegi nag fi nekk nii fi ñu nekkoon ak léegi fi ñu nekk nii ñu ngi yëg nànk-nànk ñu ngi yëg gën nañu zone bi ñu nekkoon xamul ñaatal def mais ba tey ñu ngi si ñu ngi am yaakaar ne ñi gën a am championnat ñi gën a am métier ci championnat yi xale yaa ngi yokk nànk-nànk ñu wax doucement mais sûrement comme nga jaxal bu ñu dara ñoo ngi liggéey ñaan yàlla dolli ñu kattan ak sutura ba ñu génn fi ñu nekk incha allah. gannaaw bi ñu jeexalee 19e journée bi classement bi lii la wane ñu xool ci li nga xam ne mooy Jaraaf moo ñëw ci ñaareeli place bi léegi li ko Génération Foot rawee benn poñ kese la Sonacos mu ngi ci ñetteel waaye nag ci suuf NGB ñaari tali gannaaw bi mu dooree Teungueth Football Club benn bal ci dara taxul nag mu génn ci zone de relégation bi moom ak Wakam ak Guédiawaye Football Pro ñoo fa nekk. ñu jógee foofu wax ci li nga xam ne moom mooy Ligue 2 sénégalaise Ligue 2 Gorée moom moo daan Jamono bu Fatick benn bal ci dara Duc daan Olympique bu Ngor li benn bal ci dara Africa Promo Foot moom nag moo daan Kayor Foot ñaari bal ci benn Port Autonome de Dakar dafa lajj Yéego moo ko daan ñaari bal ci dara Renaissance dem fekki Ethics fële ca Mboro daan ko ñaari bal ci benn EJ Fatick moo daan Kër Madior benn bal ci dara AS Pikine moom moo daan Ndar Géej benn bal ci dara ci match boobu la ñuy desandi mooy AS Pikine booy xolaat ndam bi mu am démb ci kaw Ndar Géej nag fu mu nekk nii teg na benn tànkam ci Ligue 1 sénégalaise dañ def rek dégtal leen ki di tàggat équipe AS Pikine bi ñu koy wax Djibril Fall ci micro Nafi Amar. boo xoolee adversaire bu ñu ñëwee Pikine duñu bëgg a jouer dañuy def bloc bas nekk seen camp toog di ñu xaar donc di indi 3 lignes wala 2 lignes yoo xam ne day metti donc loolu moo waral loolu à chaque fois boo dugal bii nag ci premier mi-temps bi ak climat bi adversaire day banku toog ci camp rek di wut 1 point je crois que amoon nañu opportunité dugal première période bi mais on a manqué de lucidité devant le but donc looloo waral match bi dëgër parce que loolu dañ koy travailler à l'entraînement di ko wax suñuy joueurs xam ni benn match dootul yomb équipe yëpp bu ñu ñëwee à Pikine dañuy toog seen camp banku mais suñu teeltu dugal bii rek match bi dana jafe donc je pense que du ci AS Pikine parce que ñun on a essayé de produire du jeu d'attaquer mais c'était difficile ci équipe boo xam day indi ay lignes de 3 ak 4. boo xoolee phase de jeu bi ballon bi je crois que sunu camp lañ ko jëlee donc bal bu ñuy jëlee boo jëlee sa camp mu jaar ci ligne ba dem ci beneen ligne je crois que travaillé nañ ko du bal boo xam dañ ko sànni donc liggéey nañ ko ba mu egg foofu donc dañ koy def ci jeu à vide bi am na yenn situation yoo xam ni sax ñoo gën a rafet su ma dee wax yoo xam dañ ko raté donc je crois que bureau boo xam ne bu ñu mérité en tout cas sur l'ensemble du match. jërëjëf kooku moo doon Djibril Fall équipe fu mu nekk nii équipe yi di jouer championnat professionnel ñoom ñëpp
am ay jafe-jafe ci wàllum koppar ba fu mu nekk nii AS Pikine ñoom gis nañu yoon bi leen di may li nga xam ne moom mooy koppar ñu mën a fay seen joueurs yi fay seen entraîneur tamit mën a bokk ci championnat professionnel dañuy def rek dëgtal leen Malick Cissé di vice-président ci micro Nafi Amar. ñu waxtaanoon suñu biir comité directeur ñu ne les moyens ndaw yoo xam ne nii il faut ñu wuti ay moyens additionnels te pour ñu am ko il faut journée yi ñu organiser fii ñu wut ay parrains ci cadre boobu la mu comité directeur bi désigné donc tey fii du casquette vice-président bi laa fi taxawee mais casquette cadre pikinois li des mooy ay moyens yoo xam ne dinañu permettre ñu dooleel équipe bi ba xam ne bu yéegaatee L1 dana fa des. bu fa desee mu mën a am les résultats escomptés bu amee les résultats escomptés mu doon ndamu Pikine doon ndamu Sénégal loolu moo tax ñu leen di woo ñoom ñëpp ñu dugal ci seen loxo ndax sans xaalis yaakaar nañ ne du dem parce que club professionnel la te weer bu dee bu nekk am na ay charges yoo xam ne il faut ñu joxe ko donc loolu mënul jóge suñuy poche loolu moo sonaloon président Modou loolu bugguñu mu dalaat keneen koo xam ne ni dafa yaakaar ci football bi pour ñëw def ci quelque chose biñ delloo L2 xam nañ ne du moyen moo ñu manqué woon wante organisation la ñu amul woon bu ñu organiser woon ak moyens yooyu yaakaaroon nañ ne war nañu mën a dépasser fi ñu nekk organisation boobu nag moo tax ñu jeté AS Pikine horizon 2026 duñ ne dañuy yàkkamti ci at wala ñaari at delluwaat L1 déedéet dañ koy togg ñu ne 10 ans lañ jël. jërëjëf kooku moo doon Malick Cissé vice-président bu AS Pikine classement Ligue 2 fu mu nekk nii kii di AS Pikine moo nekk ci boppu raw gàddu bi moom nag raw US Gorée moo nekk ci ñaareelu place bi ak Renaissance de Dakar waaye bu ñuy xoolaat juróom-ñetti journée moo des fu mu nekk nii bu ñuy xoolaat rek AS Pikine Gorée ak Renaissance ñooy xëccoo ñaari place yi nga xam ne mooy yóbbu équipe yi Ligue 2 ci suuf nag foofu nag bu ñu jàpp nag bu fi championnat bi yemoon Ndar Géej Etix ak Kayor Foot dañuy wàcc national mooy 3e division. kon nag mbokk yi lii moo fi ruutoon ci wàllu tàggat yaram. jërëjëf Cheikh Ahmed Tidiane Gomis ñu ngi koy sant di ko gërëm mbokk yi kon ci foofulee ci la ñuy tàbbiseeg yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi tey jii benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la. dal leen ak jàmm yéen a bi di Walf Quotidien xëy dikkaat tey ci tëjub kaso Khalifa Ababacar Sall ba ci coowal parrainage bi ci élection présidentielle yi ñu jëm rawatina candidature parti socialiste yéen a bi ne yile poñ tax na ba ay jegeñaale njiitu réew mi Macky Sall daal di fippu doore ko ci Abdoulaye Bathily mi xamle ne àtteb Khalifa Ababacar Sall dara lalu ko lu dul politique Abdoulaye Bathily fàttali na ci ndorteel jotoon na cee artu njiitu réew mi Macky Sall laata ñuy yegsi ci tëjum kaso Khalifa Ababacar Sall njiital URD jegaan seen ay kàddoom ci Walf Quotidien xamal njiitu réew mi Macky Sall ne réew kenn du ko yor ci fayantoo maanaam jaay doole leneen la mu xamle ci biir yéenekaay bi moom jegaan seen daal dina woo njabootu socialiste ngir ñu bennoo maanaam gisee waxtaan seen biir loolee la sàkku ci njiital parti socialiste Ousmane Tanor Dieng daal di ko sàkku ci njiital AFP Moustapha Niasse ngir mu dox tànk yi ni mel fexe ba li fi Léopold Sédar Senghor bàyyi di PS ñu sàmm ko jegaan seen ay wax yéenekaay bi di Sud Quotidien Abdoulaye Bathily wax na ci tolluwaay réew mi wax na ci procès Khalifa Ababacar Sall gannaaw juróomi atu kaso yañ ko daan Abdoulaye Bathily gis ne procès gi ni mel politique ko lal ndax kii di njiitu réew mi Macky Sall umpalewul benn yoon ni caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru di doxee xamoon na ko laata ñu yegg si file Abdoulaye Bathily ne te njiitu réew mi Macky Sall doonoon na fi premier ministre xamoon na la wundu ak la sooke googule caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru mi ñu ngoy tey ba yóbbu kaso Khalifa Ababacar Sall Abdoulaye Bathily ne jotoon na cee dànkaafu njiitu réew mi Macky Sall ne coowal caisse gi ni mel rafetul benn yoon ci derub Sénégal leneen ci ay kàddoom ci Sud Quotidien Abdoulaye Bathily ne nguur boo ci nekkee na nga ko jaaral ci yoon lu mooy
askan wi jëlee la fi loi ji ci coowal parrainage Abdoulaye Bathily gis ne àndut ak démocratie Le Quotidien mangoog Abdoulaye Bathily daal dina yokk xar mi karaw daal di amal taxaw seetlu ci procès Khalifa Ababacar Sall ne dul lenn lu dul politique moo ko lal lii di parrainage Abdoulaye Bathily ne bu sañoon njiitu réew mi Macky Sall tegaat ko ci suuf ndax li ni mel munta jëmmal démocratie ci biir yéene kaa bi di Vox Populi Abdoulaye Bathily ne jot na Sénégal xoolaat yan matuwaay lay jël ngir jëmmal yoon mu bañ a doon ku ma am ndey ak ku ma amul ndey waaye na mu gisee réew mi di doxee doon na lu ko jaaxal lool moom Abdoulaye Bathily jot na leeral caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru ne ñépp xam nañu na muy doxee googule caisse ba ci njiitu réew mi Macky Sall xamoon na ko ñamu àndal xamoon nañ ko ñi fi mos a jiite mairie bu Ndakaaru li ko dalee ci nguruk Senghor ba ci nguruk Macky Sall xamoon nañ ni caisse googule di doxee Abdoulaye Bathily ne gannaaw bi nguur gi jógee tàmbalee gësam caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru semaine dong lañ ci teg mu daal di artu njiitu réew mi Macky Sall ne li nga yëkkati tegaat ko ci suuf coowal caisse gile warta jëm kaw ndax rafetul benn yoon ci derub Sénégal ak fu réew mi toll ci wàllu démocratie la turbine ñu xamleeg Abdoulaye Bathily mi joxoñ baaraamu tuuma njiitu réew mi Macky Sall ca na mu doxalee ci procès Khalifa Ababacar Sall ne politique dong moo ko wundu leneen lu wundu coowal parrainage bi Abdoulaye Bathily xam na ko ne njiitu réew mi Macky Sall warta seetaan ba réew mi soobu ci fitna ne coowal parrainage bi lee na ko tegaat ci suuf Abdoulaye Wilane bu parti socialiste mel ni ko ànd ak Abdoulaye Bathily ay kàddoom ci source a porte-parole parti socialiste moom Abdoulaye Wilane daal di sàkku ci njiitu réew mi Macky Sall ne bile parrainage laata mu koy jëmal ci assemblée nationale na ko waxtaaneek askan wi ndax réewum Sénégal mi ñu bàkkee pays de dialogue amul lenn lu mu fi mun a jëmmal te waxtaan jiituwu ca Abdoulaye Wilane ne bile parrainage nañ ci jiital waxtaan yéena kaabi di réew mi quotidien gis ne élection présidentielle 2019 jotagul waaye campagne électorale gi tàmbale naa wex xatte ci njiitu réew mi Macky Sall gannaaw tëjum kaso Khalifa Ababacar Sall Abdoulaye Bathily daal dina songu nguur gi ci dossier gi ni mel ne amatul lam-laame amatul liñ ci rumbandaat ne politique dong lañ ci laxas ci bile dossier ba yóbbu ndungu sin Khalifa Sall jiital URD jegaan seen ay kàddoom ci réew mi quotidien gis ne jot na Ousmane Tanor Dieng ak Khalifa Sall joxante loxo waxtaan jegaan seen yemu fa ne jot na lii di njabootu socialiste dajaloo waa Benno Bokk Yaakaar ci réew mi quotidien gis ne yoon def na liggéeyam ci bile dossier Zoom info ne mel na ni jegaan seen bu URD moom la ñu yónni ngir mu dajalewaat njabootu socialiste waaye wax na ci dossier Khalifa Ababacar Sall moom jegaan seen ne bu sañoon njiitu réew mi Macky Sall jégal Khalifa Ababacar Sall nam ko defoon ci Karim Wade l'évidence daal di ko feelu gis ne Khalifa Ababacar Sall ak Karim Wade kiif maanaam kenn ku ne ci ñoom yoon daan na la ba sa bokk ci élection présidentielle yi ñu jëm wóoratul yéen kabi di la cloche xëy sampa plage ne ndax Barthélemy Diaz yoon kaso la koy jëmeem déet gannaaw kàddu yu tegginiwul yañu ne moom la yëkkati jëmale ko ci magistrat yi rawatina njiitu réew mi Macky Sall tax ñu teg ko loxo àjjuma ji ñu weesu tey jii la fas yéene jàkkaarloog procureur yéen moom Barthélemy Diaz doon na lu mer lool magistrat yi libération ne na doon jalgati bourse étudiants yi ña ca doon njuuj njaac ak njublang dig teg na leen loxo tollu nañ ci ñaar fukki doomi aadama ak ñaar yañu njortu ne ñooma ñoo doon xañ étudiants yi seen bourse yéene kabi di l'observateur des ci mbirum yoon ak ñañ ko jàppandool moom Cheikh Béthio Thioune mi am bayib négandiku wuutal lool ak ñamu dugandool kaso ci atum 2012 gi ñu weesu yéene kabi ne ñooñee tollu nañ ci juróom benn at ca kasob Thiès ba tey amaguñu afiya soobu nañ ci grève bu ñaxtu ba ñaar ci ñoom lottu nañu lool ba ñu yóbbu leen hôpital ganuk yéene ki abi di laas di Malick Gakou njiital grand parti mi ñu ne xëyul ay mbiram sotti jaar na fu metti Malick Gakou ne lu aju ci doxalinu nguuruk Macky Sall fileeg ay fan ku jëg politique bi daañu wàcc ci mbedd mi ana namu gisee koom-koomu Sénégal Malick Gakou àdduna ci ne réew mi doxul ndol bi ñépp a ko yëg lu aju ci dossier Khalifa Ababacar Sall Malick Gakou ne yaakaarul benn yoon Khalifa Sall ñu mun ko may afiya direct info jox kaddu docteur Cheikh Kanté jot na amal taxaw seetlu ak xayma nguuruk Macky Sall ci diruk juróom benn at ne ëllëgu réewum Sénégal ci wàllu koom-koom mu ngi ci PSE te dina ko jébaane fépp fu mu dem docteur Cheikh Kanté xamle ne njiitu réew mi Macky Sall turam dugg na ci taarixu koom-koomu Sénégal ne la ëpp ci sénégalais wane nañ ci seen bégte docteur Cheikh Kanté ne càmm ji def na jéego ci nguuruk Macky Sall leneen ci ay kàddoom ci direct info moom docteur Cheikh Kanté ne la mu gëm la ak njiitu réew mi Macky Sall mun naa jëmee fu sori réewum Sénégal ci naataange yéen a kaabi di Walf Quotidien PSE googule njiitu réew mi Macky Sall jot na ko siiwal ca Pikine waaye ci ab stade Gune Selew mbooloo ma taxu ko woon demee noonu yéen a kaabi di Le Soleil xëy di ñu dégtal ne ëllëg ak jàmm ci àllarba ji la Sénégal fas yéene màggal juróom fukkeelu atam ak juróom-ñett gannaaw bu mu moomee boppam yéen a kaabi xëy delloo njukkal armée bi maanaam jàmbaar yi ne kenn demul ñu des ci réew mi rawatina ci feetu 4 avril yéen a kaabi di Dakar Times gis ne njiitu réew mi Macky Sall bii mooy discours am bu mujj ci 4 avril ci mandaam yéen a kaabi bëgg a xam ana lan moo desoon ca la mu waxoon ca la mu diggee woon ci 4 avril 2017 gi ñu weesu yéen a kaabi di suñu lamb xëy dellu soit ci combat gi doxoon ci diggante Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux yéen a kaabi
ne Balla Gaye 2 ma ngay bàkku ne ci googule combat ci diirug fanweeri minute songu na Gris Bordeaux dóor na ko benoone muy am ndam Gris Bordeaux ne ndam gi ni mel jarta bàkku ay kàddoom ci suñu làmb Tigre de Fass jot naa ñaawlu ni combat bi doxee ne talaata tey ji daañu jébal recours waa CNG Gris Bordeaux ay kàddoom ci Les Échos ne kontaanul benn yoon rawatina parparloo gamu ne moom la arbitre ba def Balla Gaye 2 ay kàddoom ci biir yéenekaay bi ne dafa yenu maana te jaadu na Gris Bordeaux di bàkku ak di feetu Balla Gaye ne doxalinu Gris Bordeaux mu ngi ko jàppee comme Sénégal mi doon amal match ak Brésil ba match nul yéenekaay bi di Zoom Info ne bu doonoon mbër dina samp ndëndëm moom Sidi Lamine Niass njiital groupe Walfadjri yéenekaay bi li ñu xamal ne ci élection présidentielle 2019 gi ñu jëm dina doon candidat dina bokk ca ñay dagaan baatu askan wi bu ñu sukkandiko ci Zoom Info mi ñu xamal ne Sidi Lamine Niass waxtaan na ak ay ñoñam waxtaan ak ñam ca bugg a feggool ak xool yan matuwaay lay jël ngir mun a matal ay signature am laata 2019 waaye bile candidature Sidi Lamine Niass ci élection présidentielle 2019 la ca biir ak lañ ca waxul nañ ko laaj Zoom Info nañ ko jaajëf Abdoulaye ñu ngi lay sant di la gërëm kon mbokk yi lii moo nekkoon li flusé woon ci wàllu xibaar di sant di gërëm bu baax a baax Modou Fall mi fare woon ci xarale gi réalisation soxna Ndeye Fatou Ndiaye Mbacké ci kaddu gi seen mbokk Seydina Omar Ba kon mbokk yi yéen doog jàmm